soxna Naata Mbaye teew na fi xibaar yi gannaaw buñ ko nuyoo ziar ko xanaa laaj ko lan moo ci gën a fës. naaw ba ma la fayee ba noppi Pape Abdoulaye Der di ziar ñëpp ñuy seetaan télévision Futurs Médias li ci gën a fës ginnaaw bàkk bi lay doon. bokk na ci coowal avion Airbus A320 Neo bi ñu nar a jëndal président Macky Sall coow li jeexagul ba léegi forum civil li muy ñaan gouvernement bu Sénégal mu wane ci leeraange bu mot sëkk bañ di kekkantoo sénégalais yi njëg gi ak xaalis bi fan la tukkee loolee lépp dañ ko war a siiwal ci gis-gisu Birahim Seck mbootaay bi ëmb routier yi nekk fii ci Sénégal ne bu moyul bés yi di ñëw dinañ bank seeni yoxo duñu liggéey gros porteur yooyu le jàpp ne état bu Sénégal daf leen a war ci li ñu waxtaane woon ba noppi ñuy joxoñ baaram tuumal société bi di Afrique Pesage ne dafa jël amende bu toll ci ñeenti téeméer ci tonne bu ca nekk bu ñu amee ab surcharge te loolee ànduñu ca ñi bokk ci plateforme doy na ñoom dañ doon dox ab doxub ñaxtu fële ca Ziguinchor li ñuy sàkk mooy anamu liggéey yu gën a am solo wala yu gën a baax fële ci hôpital ba nekk ca diwaan boobule. ab benn mbir mu yëngal réew mi jamono jile ay xeetu almet yu ñu jàpp ni dafa doy waar wala sax bokk koy jëfandikoo boo moyul ki muy bëgganteel da koy gën a bëgg loolee nag ab sociologue indi ci ab jàngatam mu jàpp ni jigéen ñu bëri dañoo wóolootul seen bopp boo tax ñuy jëfandikoo lu ni mel jox nañu kàddu ab imam mu wax ci xalaatam wàllum tàggat yaram football ginnaaw bu mu génnee liste 26 joueurs yi Aliou Cissé ci jàkkaarloo bi Sénégal nar a amal ak Zambie ak Cap-Vert Cheikh Sadibou Diarra defal nañu ci ab jàngat beneen ponk yi ci xibaar yi muy championnat régionaux athlétisme fii ci Ndakaaru lu ëpp ñaar fukk ci ay club ñoom ñoo ci bokk yaatal gi ci kanam tuuti lay doon. ba noppi xibaar yi dañ koy doore ak mbirum Doudou Faye muy xale boobule ñu yeboon ci ab gaal ba mu faatu fële ca ndox ya ca Espagne moom nag verdict affaire procès bi daanu na Lamine Gueye moom dañ ko teg daan juróom-ñetti weeru kaso yu mu nar a tëdd ndax dañ ko jàpp ni moom moo lëkkaloo ak ñooñu di yeb ay nit di leen yóbbu fële ci Europe. Omar Gueye moom dañ ko bàyyi ndax li ñu am ci ay preuve doyul ñu dem ba Mbour fekk ji fa Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. Lamine Gueye dañ ko daan ñaari atu kaso juróom-ñetti weer yi lay tëdd luñ koy toppee mooy complicité de trafic de migrants. Omar Gueye moom dañ ko bàyyi li ko waral mooy amuñu ay preuves yu wone ni bokkoon na ci mbir moomu. Juge bi tamit sant pour ñu fay lu toll ak 500 000 Lamine Faye moom mi nga xam ne moom mooy papay Doudou di xale bi nga xam ne dafa ñàkk bakkanam ci géej gi ginnaaw bi mu doon mbëkki ki nga xam ne nag jàpp nañ ni moom mooy ndeyu mbelli gi ci lu jëm ci wàllum yóbbu xale yi ci gaal yi moom ba léegi tegaguñu ko loxo. Maodo Pouy gendarmerie nga koy wër. ci fàttali ci dossier bii nga xam ne dafa jëm ci wàllu mbëkk mi papay Doudou ak ñaari papay xale yi nga xam ne ñoom it dañu doon mbëkk ji ñoom la ñu njëkkoon a teg loxo ginnaaw ga la leen yoon teg daan ñaari atu kaso benn weer bi nga xam ne moom la ñu mujjee tëdd. avion bu bees bi Sénégal nar a dalloo fukki fan ak juróom-benn ci weeru juillet ngir président Macky Sall di ci yéeg buy am ay déplacement pënd ba wureegul ba léegi Birahim Seck mi jiite forum civil ne gouvernement bi daf cee wane leeraange bu mot sëkk lu ci mel ni avion bi ñaata lay jar xaalis bi fan lañ ko jëlee ci budget bu Sénégal dañ koo àbb wala lu ni mel moom Birahim Seck di coordonnateur bu forum civil la ñuy déglu ci micro Pafara Ñing ak Amadou Ba. ngir mën a fexe xalaat waxtaan ci système bu baax boo xam ne ni ñuy jokkalante wàllu marché public yi fii ci réew mi ay ndaw yoo xam ne ay njiit lañu ak acteurs yu bokk ci société civile ñu toog ci taabal ngir weccoo xalaat nan la ñuy mën a def wàllu transparence dëgg daal di am ak loo xam ne ku ko yeyoo mun koo jot. déroulé benn projet boo xam ne dafay bëgg jëmmal lépp loo xam ne gouvernement yi jëloon nañ ko ci wàllu xeex corruption au niveau africain donc tey jii nag ñu ne nañu jël wàllu marché public. naka nañuy fexe pour gën a ñoŋal transparence bi ak redevabilité bi ci wàllu marché public surtout contexte boo xam ne gouvernement bi mi ngi mobiliser des GID seen plan yaatal pour ñu mobiliser des ressources ci jamono joo xam ne également société civile bi mi ngi
interview bu Birahim Seck amaana laata ñuy tàggatoo di ngeen ko mën a déglu ci avion boobule la ñuy desandi mu di ab Airbus A320 Neo kii di Bou El Mokhtar Doucouré nekkoon mécanicien nekkoon pilote fële ca Air Afrique moom mu ñuy jàngatal appareil boobule moom li mu gis it mooy appareil bi nga xam ne dañoo ne dafa màgget ba dañ koy jaay taxu koo màgget munoon nañ koo jekki-jekkalaat way di ko jëfandikoo Cheikh Diop ak Mohamed Dieng dem nañu daje ak moom reportage. Sénégal dina daloo ci fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet wi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ab roplaan woo xamante ni nag dañ ko jagleel njiit bu réew bu Sénégal mu di A320 Neo. Bou El Mokhtar Doucouré kii lee nga xam ne mécanicien navigant la woon itam di ñu wax roplaan woowee ana nan lañ ko tëggee. A320 monocouloir la c'est-à-dire avion bi ci biir benn couloir la da ngay am siège à droite. siège à gauche couloir ci digg bi moo bi fi newoon A319 bi même famille bi la. roplaan wu yees wi nag fas yéene wuutu wi nga xam ne moom moo fi nekk jamono yi ba tax na dina jafe ñu wax ab màggetuk avion. alors que xëy na 320 bi ñu indi ak moteur yu bees yi boobu du escale boobu du soxla escale parce que il est plus performant donc defe naa loolu la. état bi war a xool pour changer avion bi mais du affaire du vétusté parce que je pense que avion bi amoon na entretien. njëkk li nga xam ne nag ñu ngi ko jëndee avion bi le nag mi ngi jóge ci budget wu ministère des forces armées ba tax lépp lu ñeel wàllu njëkk li nag leerul benn yoon ci boppu askan wi. avion 320 ak moteur yu bees. waaye prix yi moom ça dépend rek naka lañ koy négocier mais ay $100 millions ou 100 millions d'euros muy 66 milliards CFA mais loolu mooy avion bi te amul aménagement ci biir. aménagement bi tout dépend li ci état bi bëgg. avion bu yees wi nga xam ne nag war nañ koo daloo lépp lu ñeel wàllu contrat bi nag ñu ngi ko xaatimoon ci weeru juin atum 2019 mu mel ni nag li nga xam ne moom moo di njëkk li dañ koo daal di dogot bu ñu rek jotee roplaan bi fii ak fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet atum 2021 la ñuy joxe li nga xam ne nag moom moo des ci njëkk li bu ñu sukkandikoo ci gouvernement bu Sénégal. Cheikh Diop mbootaay bi ëmb dawalkatu camion yi nekk fii ci Sénégal dañoo mer bay futu dañoo jàpp ni état bu Sénégal daf leen a wor ci li ñu waxtaanoon ba noppi góor a xumma ak ñamu àndal ne fan yi di ñëw boo mayul sax dinañu grève société bii di Afrique Pesage nag nee nañu lépp lu ñuy dund ci jafe-jafe du kenn ku dul ñoom Abi Faye ak Modou Diop. mer ba futu la def moom ak i ñoñom góoru xuma tóor ca kaw taabal ga addu jëmale ñoom ñi nga xamante nit ñoo di acteur routier yu Sénégal yi ne nguur gu Sénégal daf leen a woor. signé ay accord ñu woo presse bi ñoom ñu ni ñoo wax ñoo engagé ñoo signé defuñ ca dara wax nañ ko kilifa diine yéeg yëpp buñ ca mënee teel a addu moo gën buñ ko mënul it bis buñ yeggee ci taxawalaat dëkk bi it dañ koy taxawalaat boobaa ñu xam ne ñoom ñoo noppi woon. mbootaayu routier Sénégal yi ñoom ci seen boppam di joxoñ baaraamu tuuma ñii di Afrique Pesage ñoom ñu ne lu ji njaaga ñooma ndax it seen jafe-jafe yëpp ñoo leen ko teg. Afrique Pesage mooy ki nga xam ne moo xoj transport moo toroxal transport 2000 francs yoo xam ne yi oto bu nekk da koy fay nee na 2000 yooyu day tax oto yi ñu defar machine yi te ñun moomuñu machine bu soxla machine du fi am ba pare ñu ne ñoo koy defar Afrique Pesage. bokk na ci ñuy rey transport ndax dañu ne Afrique yaa ngi fay teg pour mu oto yi bañ a yàq tali bi kon oto bu tali bu yàqooti bu kenn bu waxati oto ndax dañ ne la foo peesee bu ëppalee dañ koy wàcc bàyyi ko fa soo ko dem kon la ngay dem kay yaa ngi ci normal. syndicaliste yi ne daañu dem grève ci ay fan yu néew. ñun nag néew ñu tey dañuy dem grève bi sàngam déedéet mais dañoo yëgal rek kay dem tool commerçant ba ñëpp ne leen kat. taxawaay bi amoon la 25 taxawaay boobu dina ñëwaat. gannaaw ba nga xamante ni daje nañ ca ñett fan ci weeru janvier atum 2021 bii union des routiers du Sénégal ñoom la ñuy sàkku ci chef religieux yi moo di rek ñu jël seen loxo dugal ko ci xeex mi.
Forum Civil ak ñeneen ñu bokk ci société civile bi ñoom ñu ngi liggéey ci benn projet ngir xool naka la ñuy doxalee lépp lu Sénégal dige woon ngir xeex guerre rawatina ci Afrique. am na benn atelier bu ñu jagleel wàllum leeraange ci marché public ak lépp lu ci aju tey ji la woon ci teewaayu Pape Fara Ñing ak Amadou Ba. ngir mën a fexe xalaat waxtaan ci système bu baax boo xam ne ni ñuy jokkalante wàllu marché public yi fii ci réew mi ay ndaw yoo xam ne ay njiit lañu ak acteurs yu bokk ci société civile ñu toog ci taabal ngir weccoo xalaat nan la ñuy mën a def wàllu transparence dëgg daal di am ak loo xam ne ku ko yeyoo mun koo jot. déroulé benn projet boo xam ne dafay bëgg jëmmal lépp loo xam ne gouvernement yi jëloon nañ ko ci wàllu xeex corruption au niveau africain donc tey jii nag ñu ne nañu jël wàllu marché public. naka nañuy fexe pour gën a ñoŋal transparence bi ak redevabilité bi ci wàllu marché public surtout contexte boo xam ne gouvernement bi mi ngi mobiliser des GID seen plan yaatal pour ñu mobiliser des ressources ci jamono joo xam ne également société civile bi mi ngi yëngatu partout di xeex également li ñuy wax les flux financiers illicites mais également di xeex pour ñu mobiliser également les ressources publiques donc ci contexte boobu ñu ne ñu tam nañ woo jeunes leaders yi woo organisation société civile yi pour renforcer leur capacité ci wàllu marché public pour ñu xam lan mooy marché pour ñu xam naka la ñuy jëndee pour ñu xam lan mooy principe pour ñu xam yan mooy règles yi su ko defee ñu mën a def le contrôle citoyen bi nga xam ne moom moo ci war. mu nekk pàcc bu njëkk fexe bañ tolloole ñëpp ci wàllu xam-xam bi loolu nag yombal bu baax a baax application engagement anticorruption yi ñu jël ci Afrique. marché public yi koo xam ne des na leer moo tax ñu ne transparence donc des na leer bu baax a baax lii étape bu njëkk la dañuy jox ay matériaux mais après dañ jëm a xool ku nekk fan la mëne fan la sooxele pour ñu gën a renforcer pour liggéey bi gën a jëm kanam. gannaaw ba ñu waxtaanee nag ci système marché public yi daal di taxoon nag système bu efficace boo xam ne dina mën a garantir wàllu transparence ak stratégie boo xam ne ñoom ñëpp ko jëlandoo di plaidoyer bu mag moom la ñu daal di teg ñi nga xam ne ñoo nekk wàllu acteur yi yëngu ci wàllu société civile. ay nit yu bokk ci mbootaay boobu la ñu naan doy na doon nañu doxum ñaxtu fële ca Ziguinchor la ñu bëgg mooy ay anam ak jumtukaayu liggéey yu gën a baax ci hôpital régional bi nekk foofule ñu ci mel ni Guy Marius Sagna bu FRAPP France Dégage ak kilifa bu Y'en a marre bokkoon nañu ci doxum ñaxtu boobule ci jeexital bi am na benn këyit bu ñu jébbal bépp jafe-jafe jox ko préfet ba foofu dañ leen di déglu Guy Marius Sagna kilifa ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mondiang. suñu hôpital régional bi dafa feebar. hôpital régional bi kilifa wax na ko amul urologue amul cardiologue amul anesthésiste réanimateur monsieur le préfet suñu hôpital bi jigéen yi bu ñu wasinee dañuy nekk ñaar wala ñett ci benn lal ci maternité bi suñu maternité bi tuuti na monsieur le préfet hôpital régional am na ay liggéeykat yoo xam ne 10 ans ñu ngi nekk ay stagiaires fukki at ay stagiaires lañu. monsieur le préfet loolu du dëgg du yoon xam ne ñaar fukki at ay contractuels lañu waaw CDD pendant 10 ans monsieur le préfet loolu lu muy tekki mooy le premier violeur de la loi mooy état du Sénégal mi nga xam ne day maintenir ay liggéeykat 10 ans ci journalier ci prestataire ci stagiaire 20 ans ci contractuel hôpital régional bu Ziguinchor matériel bi doyul jamono jii ñuy wax ak yow monsieur le préfet bu amee kenn koo xam ne dafa gaañu ci bopp am trauma crânien dañ koy yóbbu Thiès mbaa Dakar donc monsieur le préfet xam nga ne diggante Bignona ak Sénobay yoon bi baaxul donc ça veut dire que kooku boo moytuwul ci yoon bi lay dee. ci wàllu wér-gu-yaram ba léegi ak bés bi ñu jagleel maladie thyroïdienne lu ci mel ni goitre ren jile nag am na ab thème bu ñu tànn muy traitement hyperthyroïdie jaaree ko ci iode radioactif présidente bi jiite présidente association sénégalaise malade thyroïde moom dafa jàpp ni feebar bi nekk na luy law ci réew bu Sénégal li ko waral mooy ñu bëri dañ ko xamul waaye tamit buy feeñ ndànk-ndànk duñ ko mën a xam jàngoro boobule teg ci ngir faju nekk na lu jafe-jafe. Maam Ndeye Sène lañ ciy déglu moom moo jiite association bi ci micro Pafara Ñing. lu booloo fi mu toll fu mu ne nii mën naa ne am na ay avancées par rapport ak 2014 bi ñuy créé association bi à Tamba vraiment am na ay avancées ndax bi ñu koy créé daanaka boobu ñu bëri xamuñu ko woon mais mën naa ne fu mu ne nii au niveau national ñu bëri déjà xam nañu les maladies yi nga xamante ne c'est lié à la thyroïde
xam nañ aussi ñu ci bëri xam nañ ko aussi xam nañ ñi nga xam ne noonu lañ koy moytoo xam nañ aussi boo ko amee fi nga xamante foofu ngay jublu pour yàlla mën laa yombalal faj mi. parce que maladie du ñoom kese ñooy sonn mais dañuy sonn seen parents dañuy sonn ndax traitement bi dafa gudd garab yi dañoo bari vraiment c'est stressant. waaw parfois dañ am ñoo xam ne dañ koy yéex a xam am ñoo xamante ne tout au début bu si ñuy génnul da nga koy yéex a xam fu ne di nga fa dugg lu ne di nga ko faju ñii ñu naan leen dañoo dof ak ñi ñu naan leen ay dañ leen kii wala ndëppal ak façon bu ne di nga ko ci gis. am ñoo xam ne dinañ sax ba ñu lañ set seen i ay baat am ñoo xam ne dinañ ba ñu jël seen i ay baat di ko bënn ak kiiwu si déem ñu koy bënn seen i ay baat pour génnee neneen li ci nekk ne dañuy faj te loolu fajul feebar bi. kon nag li ñuy ñaan malade yi di la thyroïde parents yi aussi gën cee bàyyi xel gën a jàppale seen malade yi gën a xamante ne aussi feebar la bu ñu ko fajee rek day wér daal. ñu jàll ci beneen ponk muy meew fii ci Sénégal dañ ciy produire lu bëree bëri ci ay région wala boog département yu ci mel ni Podor Linguère ak Kaffrine bëri na ay soxna yu ciy liggéey di ci defar lu ci mel ni ay yaourt beurre fromage wala sax diw ñor. Aminata Mbaxe Sow ak Mari Dieng doxantu nañu ca Fiara di foire bi ñu jagle lépp lu tukkee ci mbay mi ak sàmm gi reportage. variété meew bu ne la lépp nag ñu defaree ko fii ci Sénégal mu jógee ci meew bi ñu rattee ci nag yi la. waaw soow mi liñ ci mën liggéey bari na mën nga ci defar soow mën nga ci defar yaawur mën nga ci defar lekkaye mën nga ci defar fromage gruyère mën nga ci defar buudi ko sam loolu yëpp day génn ci biir soow ak tamit diw ñor. lekkaye sucré non sucré ak lait frais ak beurre de vache. soxna yi jóge ci tari ji daara ak Kaffrine ñu yëngatu ci transformation meew ay at a ngi nii. am nañu ay centre collecte bi mooy mobiliser soow mi indi ñun tam ñi testé soow bi ñi defar soow mi. bu njëkk bi dañu doon pasteuriser ci ay marmite léegi nag lépp machine bi moo koy defar grâce à Praps mooy ñu jox parce que day yóbbu ay 100 litres ay 200 litres moom mooy pasteuriser moom mooy seral moom mooy sol. ci meew bi ñuy rattee mën nañ ci def produit bu ne. am na yaourt am na lait pasteurisé am na sax fromage biñ ciy defar. fromage bi nag am na façon yu bari ci fromage am na petit lait léegi nag ñaari yooyu nag danga koy façon bu ne mun nga ko togg mun nga togg soos mun nga togg yaas mun nga def beñe mun nga def brochette mun nga def caakiri mun nga def plat yu bari daal ci soow mi. li ñuy defar yëpp fii lañ koy consommer fii ci suñu réew. ndax léegi nit ñi dañoo comprendre leen consommation locale bi dañoo soxla formation bi nga xam ne fii lañ ko defaree suñu réew ndax formation gruyère ñu defaree ko fii defaree ko Daara Jolof nga xam ne ñi fii lañ ko defaree sa réew ñi soxla nañ ko diwñor bi tamit noonu la soow mi tamit noonu la. mu di ay produits lépp nag ñu defaree fii ci sunu réew mu jógee ci sunu nag yi le lenn kay mooy jafe-jafe soxna yi nga xam ni dañuy yëngatu ci production meew bi le mooy labellisation ngir ñu mën a génne seen liggéey bi le yóbbu ko bitim réew mën ko fay jaay. am na solo jërëjëf Aminata Mbaare Sow Raza mu di rapport alternatif sur l'Afrique ñu jagleel ko lépp lu yitteel continent bi door nañ ko am na numéro bu njëkk bu génn ay mbootaay lu ci mel ni Enda Tiers Monde wala Codesiria ak ñeneen ñoom ñoo lëkkaloo ngir taxawal ay natukaay xool Afrique naka lay jëmee kanam waaye tamit def kéem kàttanam ngir mën a moom boppam ci ay ponk yu bëree bëri Maymuna Njaay ak Pape Sangone Mbay teewee nañu ndaje boobu. ay jàngalekat lañu ci daara yu kawe yi gëstukat wala sax ay diplomate ñoom ñi ñëpp ñoo bokkul li ñu bëgg. souveraineté nag moo di sañal sa bopp ci wàllu mbay sañal sa bopp ci wàllu entreprise ak industrie tabax jàngukaay ak jàngin woo xamante ni pour faj say soxla la ci sa biir réew génn ci foxtu boo amee ay machines yu mag yu am jafe-jafe mu di ci ndox mi mu di ci électricité bi ñu yebal ay hélicoptère yu jóge Paris ñëw wala yu jóge Washington ñëw pour defaral la ko yooyu yépp la ñu bëgg génn ci. rapport bi nga xam ni fësal nañu ko ñu ne ci juróom-ñaari ponk la wax nañ fii ci nu mu gën a yaawee mbas mi. dañuy wax ni léeg-léeg jàngoro lay am ñu ni kenn foogu ko woon du dëgg. suñu bind yépp bu ngeen ci dem ñun prévoiroon nañu lii am dina am parce que lii ñu ñuy bëgg fajal yépp Afrique avec maanaam jàppale bi am à l'extérieur mais gis nañu ni depuis 2006 suñu réew yi ñu ngi endetté wu waat am na ñoo xam ni seen dette dafa multiplier par 3. forum mu Paris bi ñu amaloon nag fan yi ñu génn loolu it jur na ab jàngat. ñu ngi dogalati pour Afrique duñ ko defee ci Afrique. ñeneen ñooy woote ñeneen ñooy def waxtaan bi kooku nag dafay wane ni ñu ngi ci yoon bu baax xëy na ñun
ndax dañu bëgg li nga xamante ni moo di suñu mbir ñun ñu takku fii seet nu ñu koy waxtaane ku ñu bëgg boole la ci ñun ñooy décider ñu boole la ci ñu waxtaan. ci biir tegtal yi ñu am suñu monnaie bopp loolu it bokk na ci li nga xam ni ñoom ñi ñu ngi koy sàkku ñoom ñi borom xam-xam yi bëgg nañu di xàccandoo di dóorandoo bëgg nañu jubbanti bu baax rapport bi la yoon amal njariñ askan wi. lii nag moo yëngal réew mi jamono jile ay almet la ñu ne bokk la gi ñuy jaay ci boutique yi mi ngi jar sax daanaka junni ak juróomi téeméer ñu ne képp ku koy jëfandikoo day tax ka ngay bëgganteel gën a ràngatiku waaye benn sociologue Khalifa Diagne li mu gis ni loolee dafay firndeel rek ni soxna yi ñu ci bëri wóolootuñu seen bopp donc nax leen dafay nekk lu yomb islam it jox na ci xalaatam nee na lu ni mel daanaka diine gi da koo dàq Fat Bintou Conté Thierno Laurent Mendy reportage. mais bu fekkee almet dafay defar ay sëy léegi moom xanaa kon birike moom dootoo tas ba keroog ngay dee. ngir dëgëral li nga xam ni moom moo di seen relation wala nag te li nga xam ni moom moo di seen partenaire bu mu leen rëcc lii nga xam ne moom moo di ay allumettes moom la ñuy jaay ci réseaux sociaux yi ñu di ko jaayee njëgu junni ak juróomi téeméer. xanaa nit ak conscient am tranquille bu nee almet bu dëgëral sëy war nga xam ne kon am na lu dàq tàkk almet loo xam ne du gaaw a jeex loolu xanaa kon moom sëy bi dootul tas ba ila abatil abad. d'ailleurs sociologue bi sax dafa jàpp ne phénomène bi mi ngi gën a wane li nga xam ne moom moo di ñàkk confiance ci seen bopp nga xam ne jigéenu Sénégal yi am nañ ko ba tax ni ñii di promotrice su allumettes yooyu nag nax leen dafa yomb torop ci ñoom. ba tax na lu mel ni bu amee nga gis ab riir goo xam ne dafa jëmlu warula bett parce que yaa ngi koy gis fii ci société sénégalaise bi ndax ñoom jéemuñu xool li nga xam ne moom moo ànd ak xel ci régler ab problème ñoom li ñuy xool mooy li nga xam ne niñ koy régler wàllu mystique la wàllu loo xam ne dafa jéggi xel waaw loolu aussi mën nañ ko méngaleeg ñàkk wóolute sa bopp. moo ne de lii de jëf islam bugg ko. gis naa ñuy kos mais man dama doon yaakaar ni dañuy jaay almet rek waaye yaakaaruma woon ne dañu egg ci benn almet nga taal ko mu régler sa problème mu mbëggeel wala leneen ak leneen su ko defee loolu daal li gën ci jullit bi daal mooy na def taqallus si loolu ak taqallus mooy mu set ci wecc bañ cee dugg parce que nekkul loo xamante ni dëppoo na ak l'islam. ñuy profité ci fragilité psychologique bi nga xam ne jamono ji jigéen ñi ñu ngi koy faral di am ci seen néegu sëy yi de wala ci ña ñuy àndal tax na fi mu toll nii solution bu ñu gis rek jël ba tax ni nag ñi nga xam ne moom moo di nax leen dafa yomb trop. il faut utiliser 7 brins d'allumettes en même temps 7 brins yi ngay jël après li ci des da ngeen di ñëw inbox. jërëjëf Fat Bintou Conté dañuy jàll ci tàggat yaram football ginnaaw ba Aliou Cissé génnee liste ñaar fukk ak juróom-benn joueur yi nar a bokk ci jongante diggante Sénégal ak Cap-Vert ak Zambie lépp ci weeru juin bi la ñu gis ne am Aliou Cissé plutôt moom daanaka ci continuité rek lay dox xam na juróom-benn joueur yu dellu si waat Aliou Cissé fàttali ne système am nekkul rek lu taxaw mën na koo soppi saa su nekk Cheikh Sadibou Diarra. Aliou Cissé dafa mel ni liste bi weesu la indiwaat sélectionneur bi jël ñaar fukki gaynde ak juróom benn ñu mën ci ràññee Lamine Gassama Boulaye Dia ak Ismaïla Sarr ñi dellu si ñu nekk ñi war a jogante xarito ak Zambie ak Cap-Vert ci ndorteelu weeru juin bi. Zambie tey am nañu seen benn attaquant boo xam ne li ma leer ba leer mooy que d'ici quelques années dina bokk ci ñoo xam ne ñu ngi xëccoo ballon d'or Afrique. Cap-Vert équipe boo xam ne la xam nañ ko yàgg nañu jouer contre ñoom mën naa wax ni que éliminatoire Coupe du Monde bi 2018 daje nañu ñoom 2 fois ñu dóor leen 2 fois mais depuis lors dañu changé entraîneur. liste bi soo moywul dina am ay coppite. fil des joueurs incertains y a. Habib Diallo dafa am gaañu ci genou bi dina ñëw ñu xool ko su mënul jouer rek dinañ ko remplacer ak Abdoulaye Sima Fodé Ballo-Touré itam wóorul mu bokk moo tax sax ñu woo Abdoulaye Seck. 3-5-2 bi Sénégal taxawee woon ci ñaari jonganteem yu mujj Aliou Cissé di xamle ni option la rek. dañ ko bëggoon essayer quand même comme ni ma ko waxee du système bu figé ñëpp xam nañ ni que Sénégal 4-3-3 lay joué wala 4-2-3-1 mais nag système boobu essayer ko ci ay match yoo xam ne amul benn importance wala amul benn enjeu indi ay joueurs yu bees indi leen tamit pour ñu mën leen gis loo xam ne Sénégalais yi ñu ngi leen di réclamer loolu tamit lu am importance la. maa ngi doon wax sa naataangoo bi keroog sànq léegi ni ko naan ma ossature bi nekk fi ma ne ko si ossature bi mi ngi fi ossature bi mi ngi fi parce que depuis plus de 3-4 ans c'est les mêmes joueurs qui sont là. ñu mën a jàpp ni Sénégal dina dellu ci li mu xam ci digganteem ak Zambie juróom-ñaari fan ci weeru juin ak Cap-Vert suñ ci tegee ñetti fan
ñu jàll ci athlétisme rawante ak championnat régionaux yi am fii ci Ndakaaru toll ci 20 ci ay club ñoom ñoo ca bokk ña nekkoon ca jongante bi nag def nañu ay performance yu am solo lu ci mel ni ci wàllum sprint course de fond ak demi fond bi mu ngi doon amee ci stade Léopold Sédar Senghor ñu ànd ci Fat Kiné Dem ak Amadou Ba. ay épreuve yu wuute ay athlètes yu dogu lool nag ngir am ndam ci li ñuy jongante fii ci stade Léopold Sédar Senghor Mamadou Cipel Diallo pensionnaire bu union sportive bu Wakam daal di nag def 1500 bu am solo naam ndorteelu course bi gis nañu ne nekkul ca kanam waaye nag ci bi muy jeexal imposé na ab vitesse bu am solo raw ay moromam donte 800 mètres mooy spécialité. non 800 laa gën a aay 800 def ay performance yu gën a baax sur 800 que 1500 parce que 800 bi moo gën a baax que 1500 bi. bëgg naa egg fii comme ni athlètes yëpp bëgg a egg rek niveau mondial bien sûr. Cheikh Tidiane Diouf bu AS Douane moom it ñu gis mu daal di rek raw tour de piste bi muy 400 mètres bi. mu daw ko ci 47 secondes 50 centièmes naam sax du recordam bi gën ci record yi tey nag li mbébétam mooy fexe ba daane la record national bi fi nekk. bon débat bi presque dama daw 150 yëpp dama daw waaw ma gëlaante tuuti ma xaar ba ma génne virage nag yéen dama ko relâché soo gisee sax ñëw sama ginnaaw dama doon déglu doon xool ndax ni mu ñëw wala dama doon daw ndànk quoi ndànk la doon dawee. instant bi moom bëgg nañu battre record du Sénégal quoi loolu moom vraiment mooy suñu objectif quoi loolu moom bëgg nañu ko battre incha allah quoi. beneen 400 mètres bi Frédéric Mendy bu AS Douane moom moo ko raw. coéquipier bi di Alain Chabot sànni fu gën a sori 11 mètres 91 ci wàllu poids la muy sànni poids ci noonee nag la rawee ay moromam gis nañu tamit ci sautoir bi Sangone Kandji bu Jeanne d'Arc daal di jël raw gàddu gi ci kanamu ay concurrentam def ab bond bu 13 mètres prestation bu am solo muy bu Khady Libin Mané bu AS Douane mu daal di def ab jet bu 32 mètres 48 ci sànni javelot. keneen ki ñu ràññee lool ci jogante yi Adama Bariba 1500 ak 5000 mètres at bi. di fàttali moom Fat Kiné Dem ab athlète bu mag la woon ay jamonoom mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias ci kanam tuuti 20h bi di ngeen ci ànd ak Cheikh Tidiane Diaw di leen ñaanal ngeen fanaan jàmm jërë ngeen jëf.